Adama Cissé Moulé Jinna Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Moulé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé mbokk yi Adama Cissé mii kat jinne bu kii la de jinne bu soxor la de Adama Cissé Moulé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé goɓɓe Adama Cissé goɓɓe xool na ma de goɓɓe rek Adama daf ko dóor mu wàcc mbokk yi gis ngeen Adama daf ko dóor rek mu wàcc kon mbokk yi a woppan walla a woppataam a woppat walla a woppata ba tey pour mu xawal ma problème la a woppat walla a woppata ah yow ko woo tuub non moom tuubala ku ma ko de lii dama nekk di ko bugg tuuma ko mu nangoogul nangoogul Adama Cissé Moulé Jinna Adama Cissé goɓɓe Adama Cissé fii hello Adama Cissé hello goɓɓe e hakkille Adama Cissé bonnu hakkille makko jinna frappel ci xel mi Adama Cissé piimo goɓɓe Adama Cissé goɓɓe hoore nde Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé goɓɓe Adama Cissé goɓɓe haa o lelo Adama Cissé goɓɓe e reedu ndu ci biir bi e reedu ndu Adama Cissé goɓɓe Moulé Adama Cissé Moulé jinna Adama Cissé Adama Cissé Adama Cissé goɓɓe reedu ndu goɓɓe ma ne ko na ko dóor ci biir bi goɓɓe xale bu jigéen bi lay dóor du jinne bi nag waaw balaa ñu naan day torturer day nangam Adama Cissé Moulé jinne bi lay torturer jinne bi lay toroxal goɓɓe e nder reedu ndu goɓɓe e reedu ndu Adama Cissé goɓɓe boulon goɓɓe Adama Cissé mbokk yi Adama Cissé a woppan walla a woppata a woppan mo walla a woppata fii mo hello e hakkille ɗe bonnu hakkille ɗe Adama Cissé dóor ko ci xel mi Adama Cissé Moulé Jinna Adama Cissé fii mo hello Adama Cissé fii mo hello haa o ngiile Adama Cissé Moulé jiiɓumo Adama Cissé Moulé jakase jiiɓumo Adama Cissé Moulé jiiɓumo Adama Cissé Moulé fimo hello fimo goɓɓe Adama Cissé Moulé hello goɓɓe a jaɓi wala kaana neena nanguna léegi nag Adama Cissé Moulé mooy jinne bi ma génne woon léegi tuddee ko Adama Cissé bi toog léegi nag kii suñu benn taalibe bu baax laa koy tuddee Fama Sow Moulé taalibe la moom it ndeysaan taalibe ci biir taalibe la taalibe bu dëggu la bokk ci association bi bëgg ma comme ñii nuñ ma bëggee Fama daf maa bëgg ndeysaan di taalibe bu dëggu macha allah di ko ñaanal jàmm ak waa association bi yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ndax su may taalibe lañu kon nag kii tuddee naa ko Fama Sow Moulé mais nag dama koy tuubal ba pare gannaaw nangu na ma tuddee ko Fama a jaɓi a jaɓi a jaɓi a jaɓi dina wala kaana la a jaɓi waaw Adama barke Allah waaw wallahi barke Allah waawa nee na barke Allah munul bàyyi munul nangu force nag a jaɓat Adama Cissé Moulé fii mo hello e hoore nde Adama Cissé maanaam dóor ko ci kurfeñ ci bopp bi fii mo hello goɓɓe ci bopp bi fii mo haa o ngiile dóor ko ba mandi jinna Adama Cissé Moulé Adama Cissé Moulé jinna Adama Cissé Moulé he jinna Adama Cissé Moulé frappé jinna kun kan a jaɓi nee na nangu na
kon tuubu wi ashhadu an la ilaha illallah tuubu wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah ashhadu anna muhammada rasulullah abduhu wa rasuluhu ñalande hande o mi tuubi mi naati e diine l'islam mbokkoy jinne bi tuub na ñalande hande o mi initirima almudam Fama Sow Moulé ñalande hande o ko Fama Sow weteɗa Fama Sow Moulé a faami hono mbeteɗa Fama Sow Moulé machallah kon Darullahi aussi amati ngeen turando Fama Sow Moulé mbokk yi kon nag gis nga Fama Sow Moulé am na turando ni ko gars yi amee ñoom Adama Cissé Moulé ñoom Ousmane Sam Samarousi machallah Fama Sow Moulé jinna joni yalto e makko Youssoufa tamit am na turando Mamadou Aliou Youssoufa Moulé waaw moo nekk ni Mamadou Aliou Youssoufa Moulé moo toog ni mooy borom baaful yi kon nag jinna yaltu Fama Sow Moulé jinna yaltu mbokk yi Thierno Moulé bari jinne suñu borom kenn la wallaay yaltu benn jinne képp boo ko amee sa biir àdduna dina la doy benn jinne képp mag yi njëkkee benn jinne képp lañ doon yor du ñu manqué dara mag yi njëkkee benn képp la ñuy yor jinne yi luñ bëgg jinne indi leen man nag macha allah man gorosis laa ci. kii ñu mujjee génnee muy juróom-benneel bi ñu ngi ko tuddee Fama Sow Moulé nekk taalibe ci le xalif général ginnaaw bi ñu tuddee Adama Cissé Moulé nekk aussi taalibe sëñ bi nekk ca États-Unis ñu génne woon aussi yeneen jinne yi nga xam ni ñu ngi leen tuddee Matam Moulé ngi jëloon Moulé Fouta Moulé ak suñu international bi di Pape Bouba Diop mi nga xam ni moo génne àdduna di Pape Bouba Diop Moulé muy ñeent ak ñaar yi ñu ci yokk Adama Cissé Moulé ak Fama Sow Moulé muy juróom benn jinne yoo xam ni jot nañ ko génne ci soxna si ngeen gis mu tëdd jinne yi ñu génne nag liñ ci gën a mën a jàpp mooy Karine Abi Mariem Maymuna Yaaya ak Moussa muy juróom benn ba léegi yéen a ngi ñuy suivre nag en direct sur la TMS TV 2h fi mu ne nii mooy waaj jot 1h49 mbokk yi ngeen gis ni kon liggéey bi yombul parce que kii lu mot fanweeri jinne ñoo ko topp maanaam jinne ba jinne ya nekk ci dexu Matam bi yëpp ñoo ko topp waaye nag c'est normal parce que comme jinne yi dañ leen di tere la ñuy def foofu ñu bañ kon defe naa ni jinne yi aussi dañuy def seen mëneen rek xam ngeen ni jinne yi ñoom ñooy ruube ci dex yi ñooy ruube ci kër yi ñooy ruube ci même ci circulation bi léeg-léeg ngeen gis ay accident yu doy waar yoo xam ni oto day daw ba ci yàgg rek daa di ñu mel ni dañ ko yenu ba ci kaw këpp mu faat ay bakkan yu bëree bëri kon liggéey bi yombul kon ngeen gis ni lépp lu ñu jox sëriñ bi ci addiya loolu amul fay parce que sëriñ bi nee naa même boo koy jox ay milliards munoo koo fay parce que sëriñ bi nga xam ni saa su ne mi ngi nekk ci service su askan bi ñëpp dem nañ añi ñëpp dem nañ reeri sëriñ baa ngi toog fi ba léegi demul kon gis ngeen ni mbokk yi liggéey bi yombul te lépp lu ñuy jox sëriñ bi da koy delloo ci askan bi bés bu ne ngeen gis fii nag bu ñuul nag bu weex nag bu xonq ñu koy rey di ko delloo askan bi ak li ñuy def fii ci kër gi li ñuy def ci personnel bi également defe naa ni mu nekk loo xam ni lu am solo la Saliou fii ci kër xalifa général. Effectivement, Moustapha. Donc, le Khalif général des djinns vient de sortir le 6e esprit
donc le 6e djinn du corps de cette demoiselle. Donc ce 6e djinn qui s'appelait Yaya a finalement été converti en l'islam par le khalife général des djinns qui lui a donné donc le nom de donc qui s'appelait Maïmouna du moins. Donc ce 6e djinn qui s'appelait Maïmouna a été converti par le khalife général des djinns qui lui a donné le nom de Fama Sow Moulé. mbokk yi gis ngeen lii mooy boo dawul duñu daw beneen jinne ngi tous nii les djinns de Kidjouloon sont bi mooy 7e jinne donc, bi ah ils sont donc au nombre de 30 djinns sont en train vraiment de venir ici dans la maison du khalife général des djinns. Donc c'est le 6e djinn qui vient d'être sorti tout simplement et qui restera ici avec le khalife général des djinns qui travaillera pour le khalife général des djinns et sera son talibé. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, the khalife general of the jinn has taken out the 6th jinn from the body of this very lady. The 6th jinn, whose name was Maimuna, has been taken out, has been just converted first has been converted first by the Khalif General of the jinns to Islam, who has just given him the name of Fama Sow Moulé. Then Fama Sow then has been taken out from the body of this very lady. You see that we're having 30 jinns who were flowing, who were possessing, 30 spirits were possessing, this very lady. So we have taken now the 6th jinn from the body of this very lady. The Khalif General of the jinns has just done it. So he has just done it. He has just taken out the 6th jinn. So now we see whether we will be just, keeping on just, making out the jinns, or we will wait till tomorrow to finish, because we're having 30 jinns. We want to, be able to make out all the jinns, because other peoples are waiting, they are waiting. We have, numerous patients. We have many patients who are here today waiting, just to be held, by the Khalif General of the jinns. So just to remind you that we are in Cambérène near the VDN3, just face to face in front of the football ground of Jamono. Then we are with the Khalif General of the jinns, the king of all the kings, the Khalif General of the jinns, the king of the witches. So you are following us on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is here. So we see then the jinns number 7, who is just doing actions. We don't know whether the Khalif General of the jinns will be making it out or not. Donc ñu bàyyi Khalif Général des djinns, donc le bureau des dëmm, le roi de la médecine traditionnelle. ñu gis nag ne 7e jinne mooy manifesté wu, waaye dina doy waar. dañu xamul ndax Khalif Général day topp donc continuer génne jinne yi wala day pause ñu génne bi ñu xool. waaw nee na ñu génne bi kon ñu xool Moustapha. an hombo 7e jinne bi. an hombo an hombo fii nii génne naa ko 3 sur le coup keroog génne naa 3 muy 6 bi mooy 7e jinne bi an hombo mbokk yi beneen jinne baa ngi fi toog ba léegi ñoo ngi ñëw beneen jinne baa ngi toog ba tey moo ngi ne tranquillement ndeysaan moom jullit la defal ko bagaas man ngay sóoru man ngay sóoru mbokk yi jinne bi nee daf ko yëram nee na o yurmin ma o wii daf ko yëram nee na xane na daf ko yëram nee na daf ko yëram an hombo an hombo an hombo an hombo an hombo an hombo
Souleymane mbokk yi kii Souleymane la tudd bi mooy septième jinne xale bi nag 30 lañ jëm 30 jinne 30 Doon haaɗi. doon haaɗi Weddi ko. heddi ko kii Souleymane la tudd nee na foofu la yem nee na 30 jinne la yem calcule 30 jinne 30 jinne an ko waɗi jokkuɗa suka debbo a Hamin jiɗi mo. a Hamini jiɗi mo. aɗa jiɗimo joni mi yiɗi woppamo suka debbo carrément o daña jaam Waawa. dama ko ne dama bëgg nga topp bàyyi xale bu jigéen mi mu am jàmm mu ne moom moo bañ mu ne munu ko ban jinne laa génne woon léegi Faama Sow ana jinne bi Faama Sow mu le jinne ar gis nga tey laaluma ay lëg daawur tey woowuma ay Ahuda Shakir ay Mouhamadul Moustapha yooyu jinne yi mag yooyu yëpp tey woowuma leen tey jinne yi may génnee ci moom jinne yooyu laay liggéey loolaat ana Faama Sow mu le jinna Faama Sow Faama Sow mu le jinna Faama Sow Faama Sow jinna Faama Sow Faama Sow mu le Faama Sow Faama Sow Faama Sow mu le Faama Sow jinne bu jigéen la mais dafa bëri pexe Faama Sow Faama Sow mu le jinna Faama Sow Faama Sow Faama Sow Faama Sow Faama Sow Faama Sow jinna haɓɓuma Faama Sow haɓɓuma Faama Sow jinna mbokk yi maa ngi liggéey loo jinne boobu tudd Faama Sow nag xam ngeen ne taalibe la ci association bi la bokk Faama Sow mu le jinna Faama Sow jinna mbokk yi jinne bi moo ngi def liggéeyam de Faama Sow mu le 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 Faama Sow jinna moo dimbali ñu caméra bi balaa mu koy fëgg moytul Faama Sow mu le Faama Sow Faama Sow Faama Sow Faama Sow mu le Faama Sow 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 mu le Faama Sow 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 mu le Faama Sow Faama Sow jinna ɗeɗɗumo Faama Sow ɗeɗɗumo Faama Sow ɗeɗɗumo hoj ko Faama Sow ɗeɗɗumo mbokk yi ɗeɗɗumo Faama Sow Faama Sow defe naa ne gars yi ñoo ngi seetaan Faama Sow ɗeɗɗumo Faama Sow nee naa ko na ko xoj moom Faama Sow ɗeɗɗumo juuɗe ɗiɗi ñaari loxo Faama Sow awo pat mo mbokk yi nee na da koy bàyyi bii nag mooy septième jinne ñëw filmé dina Faama Sow jinna Faama Sow ɗeɗɗumo ñu nga ma téye fii jinne bi day gën a kii awa pan ɗeɗɗu Faama Sow nangu Faama Sow ɗeɗɗumo xoj ɗeɗ Faama Sow ɗeɗɗumo Faama Sow awa pan yéeme na de kër Thierno Moule Sow awa pan nee na da koy bàyyi léegi no benn laa jiiɗa Souleymane nen Souleymane ɗi moy septième jinne O heddi o ha jango. O heddi o ha jango. O tampi. Heddi o ha jango. O tampi. nee na li si def bu suba xale bu jigéen bi sonn nee na xale bu jigéen dafa sonn mu ne yeneen jinne bu suba
kon nag faama kii mi tubbina ma wi ashhadu an la ilaha illa allah wi ashhadu an la ilaha illa allah wi ashhadu he a tuubat wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah tuubu a tuubat walla a tuubata faama sow mule jinna ɗeɗɗumo haa o purƴito gite ɗe purƴito jinna ɗeɗɗumo jinna faama sow ɗeɗɗumo wona ko lako hoɗ bo bati kunde faama sow ɗeɗɗumo haa gite ɗe purƴito ɗeɗɗumo jinna faama sow mbokk yi gis nga fii laay toog di wax li mooy innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu ceerno mule kun fayakunu ɗeɗɗumo faama sow ɗeɗɗumo jinna faama sow ɗeɗɗumo haa gite ɗe purƴito ɗeɗɗumo haa gite ɗe wojja faama sow ɗeɗɗumo faama sow mbokk yi faama sow ɗeɗɗumo jinna ɗeɗɗumo faama sow ɗeɗɗumo faama sow dafa doon dëgër boobu dinaa ko wane dëgër boobu faama sow ɗeɗɗumo jinna ɗeɗɗumo faama sow salo wala kaala rek dinaa ko wane déedéet du noonu ɗeɗɗumo faama sow tuuba joni mbi ashhadu an la ilaha illallah 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 wa ashhadu anna muhammada rasulullah wa ashhadu anna muhammada rasulullah abduhu wa rasuluhu ñalande hande o mi tuubi mi naati e l'islam ndeysaan jinne yi buñ leen laajee kan moo leen tuubal dañ naan Thierno Moule Sow moo ñu tuubal moo ñu dugal ci diine l'islam mbokk yi xam nga ne loolu lu daw yaram la lu li yéeme la ci suñu borom jinne yi bu ma tuubal heure boo ko laajee danaan la Thierno Moule Sow moo ma tuubal moo ma dugal ci diine l'islam ndeysaan loolu lu yéeme la lu daw yaram la mbokk julliti mbokk taalibe yi kon nag a tuubi jooni waaw kon nag jinne bi tuub na macha allah ma jox ko tur tamit ma duggaat association bi ba tey génn gu ma association bi léegi nag bii moom seen président bi laa koy jox Ousmane Ousmane moom amoon na fii turandoo Mohamed Ousmane xaw ma Moule waaw léegi nag bii moom Ousmane Samsi Samarousi direct laa koy tuddee bii Ousmane Samsi Samarousi laa koy tuddee moom it taalibe la bu góorgóorlu bu dëggu nag vraiment moo ngi laxasaayu di tarbiwu nongo tarbiwu la macha allah moo ngi tarbiwu léegi nag kon tuddee nañ ko Ousmane Samsi Samarousi mooy président association Thierno Moule Sow bu international bi moom laa ko tuddee lii moom surprise la Ousmane Samsi Samarousi xam nga Samsi Samarousi am na fii ay jinne yi tudd fii Samsi Samarousi man Samarousi tamit tuddee naa ko beneen jinne moo ngi fii léegi nag kii Ousmane Samsi Samarousi Moule moom laa ko tuddee mbokk yi kon nag jinne bi Souleymane la tudd soppi naa ko Ousmane Samsi Samarousi jooni an ko Ousmane Samsi Samarousi Moule noon mbiyeteɗa Ousmane Samsi Samarousi Moule holno mbiyeteɗa Ousmane Samsi Samarousi Moule kon mbokk yi loolu leer na kon nag Ousmane Samsi Samarousi Moule jinna yaltu e suka debbo
Ousmane Samsi Samarusi mule jinna yaltu Ousmane Samsi Samarusi mule yaltu jinna mbokk yi tuddee naa ko Ousmane Samsi Samarusi Ousmane Samsi Samarusi mule jinna yaltu Samsi Samarusi mule Samsi Samarusi mule Samsi Samarusi mule Ousmane Samsi Samarusi mule Ousmane jinna yaltu Ousmane Samsi Samarusi mule yaltu jinna yaltu jinna yaltu Ousmane Samsi Samarusi mule 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 jinne bi dafa bëgg a génn Ousmane Samsi Samarusi Ousmane Samsi Samarusi Ousmane Samsi Samarusi Ousmane Samsi Samarusi Samsi Samarusi mule Ousmane jinna yaltu Samsi Samarusi buy laal suuf di génn Samsi Samarusi Ousmane Samsi Samarusi mule jinna yaltu jinna yaltu jinna yaltu Samsi Samarusi mule Ousmane Samsi Samarusi mule Ousmane jinna yaltu jinne baa ngi génn Ousmane Samsi Samarusi mule jinna yaltu jinna yaltu Ousmane Samsi Samarusi mule jinna yaltu Ousmane Samsi Samarusi jinna yaltu jinna yaltu mbokk yi jinne baa ngi génn yaltu buy laal suuf di génn yaltu Ousmane Samsi Samarusi mule bii mooy 7e jinne Ousmane Samsi Samarusi léegi mu des 23 jinne Ousmane Samsi Samarusi mule Ousmane Samsi Samarusi mule mbokk yi Ousmane Samsi Samarusi mule laa ko tuddee naa leen jinne yi nag yéen taalibe yi tuddeewuma leen ko dara nag lu dul macha allah ñaax leen kese ngeen gën a góorgóorlu loolu kese la. macha allah waaw macha allah ngeen xam ne seen sëriñ yëg na leen seen sëriñ moo ngi leen di bàyyi xel loolu moo waral ma tuddee leen ay jinne waaye du dara laa leen tuddee dama pour ngeen gën a bàyyi xel ne kat ñun suñu sëriñ moo ngi ñuy bàyyi xel. loolu kese laa leen tuddee jinne yi ngeen gën a góorgóorlu macha allah yàlla defal leen jàmm ak xéewal ñu ànd ko ba aljanna incha allah waaw macha allah kon nag mbokku julliti mbokku taalibe yi defe naa ne nag kii génne nañ ci moom 7 jinne nii génne nañ 4 sur le coup keroog ñu génnee 3 muy 7 mu des nag 23 jinne suba ñu ñëwal leen ci yeneen jinne yi ci noonu macha allah. macha allah bismillah Moustapha kon ba léegi yéen a ñu suivre sur la TMS TV 2h jot na ba tegal fukki simili comme ni ko sëriñ bi waxee génne nañ ci moom juróom ñaari jinne bi ñu mujjee génnee ñu ngi ko tuddee Ousmane Samsi Samarusi ginnaaw bi ñu tuddee Fama Sow ak Adama Cissé Moulé ak Pape Bouba Moulé Matam Moulé Ngijoloon Moulé ak Fouta Moulé ngeen ñuy suivre en direct sur la TMS TV 2h passées de 10 minutes ngeen ni dund nag mbir mi en direct. instant bi nag nit ki moo fi nekk. instant bi nit ki moo fi nekk. gis ngeen jinne yi génn nañ chat d'abord gis nga instant bi nit yaay mooy dox fu mu nekk nii ci image yi ñu ngi koy génne noonu. ginnaaw bi nga xamee ni sëriñ bi jot na génne juróom-ñaari jinne ci moom Saliou mu mel ni des na ñaar fukki jinne ak ñett. des na 23 ci tubaab ñaar fukk ak ñett parce que li ko topp mot na fanweer muy jinne yi nga xam ni ña nga nekk fële ca dexu Matam bi boo gisee nag mbir mi demee nii mooy maanaam jinne yi li ñu leen aaye ñoom dañ koy def toujours dañuy fóot ci géej gi lu ne la ñuy def ci géej gi lépp loo xam ne jinne yi dañ koy bañ moom la ñuy def moo tax gëm naa ni fanweeri jinne yëpp ci ay fan yu néew ñoom ñëpp daañu ñëw fii ci kër xalif général. Effectivement, Moustapha Fall, du moins, on vient de sortir le 7e djinn du corps de cette demoiselle qui vient donc de Fouta, accompagnée par son grand frère. Donc cette demoiselle était possédée par 30 djinns. Maintenant, le Khalif général a sorti le 7e djinn. Le 7e djinn donc, qui s'appelait Souleymane, qui a été converti à l'islam par le Khalif général des djinns, qui lui a donné le nom de Ousmane Samsi Samarusi. Donc vous voyez, c'est un peu difficile parce que
c'est une personne qui est possédée par plusieurs djinns, donc 30 djinns, donc on ne peut pas sortir tous les djinns, tous les esprits donc d'un seul coup, donc à la fois. Donc on devra tout simplement attendre demain pour sortir encore quelques djinns, et donc d'ici quelques jours, Inch'Allah, le Khalif général donc finira par sortir donc les 30 djinns. Alors donc vous voyez, nous sommes toujours au niveau du cabinet médical de Thierno Moulay Sow, le Khalif général des djinns, donc le roi de la médecine traditionnelle, le bourreau des dômes, et devant la présence donc de Adama Cissé Moulé qui nous vient des États-Unis et qui fait partie donc de l'association internationale Darulaye. Et vous voyez de l'autre côté Mariam Amadou Tambara aussi, qui fait partie de l'association internationale Darulaye Moulé, qui est aussi possédée par des djinns. Donc depuis quelque temps, elle est en train donc de refaire son billet, donc comment dirais-je, de reporter son vol parce qu'elle était possédée par des djinns. On est en train donc, le Khalif général est en train de travailler là-dessus. Donc là, et donc il y a un autre djinn qui s'est présenté, un djinn qui s'appelait donc Youssouf, et qui a été donc converti en l'islam par le Khalif général des djinns, qui lui a donné le nom de Mamadou Aliou Sow, donc Youssouf Moulé. Maintenant, le djinn n'a pas encore été sorti, mais tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau de la demoiselle, on a sorti le 7e djinn, et ça reste maintenant 23 djinns qui seront sortis au fur et à mesure par le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, the Khalif general of the jinn, has taken out the jinn number 7 from the body of this very lady coming from Futa, from Mata, and accompanied with her older brother. And then you see this very seventh jinn has been then just converted to Islam. His name was, Sulaiman, and this spirit has been just converted by the Khalif General of the jinns to Islam, and has been given the name of Usman Samsi Samurusi, the president, of the association, International Association Darulaye. And then we're having this kind of, healing session with the presence, of Adama Cissé coming from the United States, and then you can see then Mariam Amadou Tambara, who is living in Toulouse, who is just being possessed by jinn, and the Khalif General is working on this very case. We're having another jinn who is presenting himself. That jinn, whose name was Yusuf, has been just converted to Islam by the Khalif General of the jinn, who has given him the name of Mamadou Sow, Mamadou Aliou Sow, Yusuf Moulé. Then you see the Khalif General of the jinn then just working every time, not being able even to have a rest. He is still working so as to heal persons that are possessed by jinn. Ngeen gis nag ne affaire bi doy na waar, métti na trop. Donc depuis si suba Khalif général des jinn ñëw na depuis 2 heures, mais ba léegi ñu ngi woy di liggéey, amuñu pause benn yoon. Ngeen gis na xale bu jigéen boobu nga xam ne 30 jinne moo ko jàppoon, génnee nañu 7 jinne, léegi mu des 23 jinn. Mariam Amadou Tambara nag mu nga ne la yéen xame ngeen ko ci kii yi. Ba léegi beneen jinn moo présenté wu tuddoon Youssouf, léegi ñu daal di koy donc tuubal parce que moom julli la nee na. Donc Khalif général donc duppee ko Mamadou Aliou Sow Youssouf Moulé. Ngeen gis nag ne liggéey bi métti na trop. ñu ngi ci 2 heures passées de 15 minutes. ñu bàyyi nag Khalif général mu continuer jox ko wàcc waayam, jox ko kàddu gi, ñu continuer xool Mariam Amadou Tambara nu ñuy def ak moom. Youssoufa Moulé waaw Mamadou Aliou Sow Youssoufa Moulé. mbokk yi jinne baa ngi nii moom mooy Mamadou Aliou Sow Youssoufa Moulé. suma papa laa ko tuddee ba pare boole ko tuddee ko suma benn taalibe bu nekk Maroc, Youssoufa moom moo yónnee baaful yi ñuy waxee nii macha allah. kon Mamadou Aliou Sow Youssoufa Moulé, kon nag macha allah jinna génnal ci xale bu jigéen bi, génnal ci soxna Mariam Amadou Tambara Moulé jinna yaltu. yaltu jinne baa ngi génn yaltu. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله
jinne baa ngi génn jinne baa ngi tudd tur yàlla defe naa ne moom génn bu sedd lay génn moom tëdd na rek nelaw. nag Saliou nga gis ni ñu ngi ko tuddee tur bu mag tur bu fort muy waajuru le xalif général di Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram. Mamadou Aliou Sow Youssoufa Moulé ñu taftal ci beneen taalibe boo xam ni ma nga nekk ca Maroc nekk taalibe xalif général ngeen gis fan yi mu indi baaful bu am solo boo xam ni yónnee ko sëriñ bi pour ci liggéey bi kon defe naa ni loolu am na solo gis nga jinne bi génn na ginnaaw bu 2 heures jotee ba tegal 37 minutes. kii nag ngeen di gis nag mi ngi tudd Amadou Tamboura. Mariam ça va. yaa ngi jàmm naka la tey ça va. mooy Mariam Amadou Tamboura nekk ba Toulouse nekk ci taalibe Serigne. waaw daanu woon waaw. bokk ci association Thierno Moulé. ça va naa def famille ci jàmm xam ni Ousmane Sy Samarou Sy moo ko jiite ak ñoom tonton Sow ñu nga nekk ca France moom Mariam Tamboura ma nga nekk ca Toulouse bokk ci taalibe Serigne bi. déedéet dafa bëtti. kon ngeen gis ni. mu ngi ci jàmm. Mariam moom it ay jinne ñoo ko topp ak ay dëmm waaye boobu ba léegi sëriñ bi mi ngi def li mu mën ko génne nga gis ni ñetti yoon ba ñeenti yoon presque sax repoussé na ay volom yoo xam ni dafa waroon a dellu ñibbi Toulouse mais munu ko woon def parce que xam nga ni liggéey bi dafa metti liggéey bi yombul te sëriñ bi boobu ba léegi mi ngi def ay maninam donc nga gis ni ki fi génn léegi aussi gis nañ ni fanweeri jinne mi ngi ci moom génne nañ juróom-ñaari kon nga gis ni liggéey bi Saliou defe naa ni yombul. léegi dafa dara. mooy salaam. Effectivement, Moustapha, on vient donc de sortir le djinn du corps de Mariam Amadou Tamboura. Mariam Amadou Tamboura qui fait partie de l'association internationale d'Aïbraï qui vit en France, donc au niveau de Toulouse, qui a eu à repousser son vol maintes fois parce qu'elle a été possédée par plusieurs djinns, donc par plusieurs esprits. Là, c'était un esprit qui s'était présenté, un esprit qui s'appelait Youssouf. Youssouf qui a finalement été converti en l'islam par le Khalif général des djinns, qui lui a donné donc le nom de son défunt père, Mamadou Aliou Sow. Donc Youssoufa Moulé, donc Mohamed Aliou Sow Youssoufa Moulé maintenant a finalement été sorti. waaw mais dangaa ñëw fii beneen jinne moo la duggoon marché Dior. Vous l'entendez, donc il est en train donc de parler parce que c'est maintenant la personne en tant que telle qui est là. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. So you see then this very spirit, whose name was Yusuf. Yusuf has been then converted to Islam. Yusuf has been converted to Islam by the Khalif General of the Jinns, who has given him the name of Mamadou Aliou Sow, Youssouf Moulé, the name of his father. Then you see then this very jinn then this very spirit has been taken out from the body of this very lady, of Mariam Tamboura, who is just member of the International Association Darulai and who is living in France in Toulouse. So she has been just postponing her flight many a time because she was, just possessed by jinn. She has been being possessed by jinn. And then Thierno Moulé Sow has taken out this very jinn then, the very last one who was just possessing her. So you see that we still with Thierno Moulé Sow, the Khalif General of the Jinns, and it is 2:00 a.m. It is, even some like, 41 minutes past 2:00, a.m. We're still here in Cameroon in the Khalif General of the Jinns house, the Marshal, the King of all the King. So stay with us on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. And thanks a lot for your faithfulness. Mashallah, kon sëriñ ñu lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu gi. waaw macha allah comme ni ñu ko waxee rek Mariam Tamboura gis ngeen beneen jinne moo ko duggoon topp ke marché Dior Mariam Tamboura
keroog da nga demoon marché Dior. dafa am koo gisoon école Dior marché bi waaw amoon na foofu. dafa am koo doon sarax benn paa xaw ma nga am loo sentir. waaw keroog dama dem marché di jëndi valise. waaw. maa ngi ànd ak kii la àndal Mariama mooy méttu. waaw méttu. waaw ma ne ko bu ñu marché damay jëndi valise. parce que damay préparé ñibbi. waaw. léegi nag bi ñu jëndee ba pare ma tourné ma ne damay xool sàkk léegi fi ma demee di xool sàkk egsi si benn jaaykat rek am benn gumba silmaxa bu doon ñëw yore benn rajo buy jàng alxuraan. waaw. jàppoon naa kii bi sax mais fàtte naa ko ni mu doon jàng alxuraan. turu yàlla la daal comme li nga doon jàng ci sa luuma yi rek. Habibi. waaw ndeysaan. wala Xamimi. waaw. macha allah rek ma tiit après ma ne xaaral ma jox ko addiya ma jox addiya alxuraan bi. mais dama ko jox rek def ko nii rek après nekkatuma daal foofu laa gëj a xam lu xew nag